kon mbokk yi duma sori ci démontrer lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem woo gendarmerie jox ko ne defal enquête gendarmerie def enquête génne ci lii may wax nii PV gendarmerie loolu rek moo ci nekk bu njëkk gendarmerie dafa ne lii ñu wax siif mënul am fii li ko firndeel mooy ñetti seede yi fa seede yëpp nee nañu lii mënu fee am mënu fee am dégguñu ko gisuñu ko waa seede lu muy jëriñ ñu xoqatal seede yi ba tey ji ñu ngi leen di xoqatal ñooñu ne leen du ngeen ñu wax loolu ñu warut a wax du gendarmerie moo leen xoqatal de waaye procureur mi doon woote di joxe ay ordre parce que gendarmerie day appliquer ordre yi procureur ci boppam moo leen doon xoqatal rek pour ñu changer seen version ñu ne defuñu ko gon nga andi ay seede yi ne lii amu fi loolu rek doyat na nga yenu ndaw si yóbbu hôpital ñu génne PV médical ne la lii amu fi kooku jeexoon na ci wax nga ne loolu doyul faw rek ma continuer parce que kii su ma rëccee ci bii fiir naa ko su rëccee ci fiir bi dootuma ko mës a fiir ci àdduna moo tax Sénégal yi nañu xam ni Macky du dellu gannaaw seen programme yëpp dinaa leen ko wax fi mu toll nii PV boobu lan moo ci nekkati mooy gannaaw bu mu nee lii amul dafa jël ngàcce gàllaama gendarmerie dafa jël jotam di wone kii nga xam ne moo ne dañ koo siif li mu wax yépp te bu ñu demee vérifier ko amul moto ma jël si ñu xool oto ko jël si envoyé na ma SMS ñu xool SMS amul ana SMS effacé naa ñu def réquisition ab benn arabe moo envoyé SMS sama baay porté na plainte Ousmane Sonko ñu vérifier plainte musul am suñ ko doon génnee war naa feesal ab page wala ñaari page loolu wane ni kooku amul crédibilité bu ñu ko war a mën a dégloo parce que su benn fen rek amoon décrédibilité na ko waxuma laa nag lu ëpp 30 fen ci benn wax waaye li gën a neex ci mbir mi mooy PV gendarmerie bi yemul foofu mbokk yi PV gendarmerie bi dafa dem ba wane ni lii ab complot la ndax bi ñu demee ba ne ndaw si ku la jël si bi mu demee ba xam ni sës na mu ne xaw ma naka Ahmed Mbaye ñu woo kooku ne ko yow noo def ba jël si ko mu ne damaa woo sama benn xaritu avocat bi woo médecin ñu ñëw jël si ma dem jëli ko ñu ne ko yow ndax da ngay def politique mu ne dee def ma politique waaye sama nijaay wala sama baay day def politique Benno Bokk Yaakaar la bokk waaye xale yi gaaw nañu génne photo yi yor t-shirtu APR Benno Bokk Yaakaar nekk ci meeting loolu su dul def politique lan mooy politique ci Sénégal gis nga am réew bu normal boo jëlee koo xam ne dem nañ ba jàpp ni c'est l'un des principaux opposants ci ñu gën a jàmmaloo ak nguur gi la ñu naan dañ koy tuumal dañ koy utal dara ci biir enquête bi ñu génne ci turu parti Macky Sall rek loolu dafa waroon jeexal mbir mi waaye sax dafa waroon ubbi beneen dossier mooy dossier complot bi contre ñoom mooy li amoon Amérique ci dossier bi ngeen dégg Watergate nga xam ne président Richard Nixon ci boobu lañ ko wàccee kon di lépp su dajee ci dossier complot bi leneen firndeel ko ndax yéen ñëpp dégg ngeen ab message boo xam ne ab avocat buñ ci tudd te ma wax leen ni loola ngi waaj a tas baro bi fi mu toll nii sànq rek réunion am na yoo xam ne ci yooyu la avocat buñ ci tudd ne moom moo bind na bindul man xaw ma te ñëpp xam ni avocat boobu dafa jege torop kii di ministre de l'intérieur tey nga xam ne moo nekk ci complot bi ba ci baat bi loolu rek a taxoon sax ñu fal ko foofu mu nekk noonu ndax ñëpp xam nañ ni moom mooy l'homme des sales missions sale mission CREI pour liquider Karim sale mission agence judiciaire de l'État pour liquider Karim Khalifa ñu ne ko léegi demal ministère de l'intérieur pour liquider Sonko ku ma xam la nag ndax xombal la dëkk sama yaay di waa xombal ñu bokk benn quartier àndin et c'est déplorable que mbirum àdduna poñetu àdduna mun a yóbbee nit fii kon suñu nee kooku jege na ko noonu ba ñu ñaan soxnaam la ak du soxnaam moom mu mun a jël daal di bind daal di transférer ab message transférer ko kenn ci samay avocat te li andi transfert bi mooy bi ñu tuddee turam rek dafa woo sama avocat ne ko ah am naa problème waruñu woon tudd sama tur ci lii rawatina sama vie privée nangam bi mu raccroché léeg-léeg xam nga dernier numéro bi nga woo
booy gaawtu mun nga juum yónnee ko kooka moo tax message bi egsi foofa seeni pexe dañoo xamul luy yàlla Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam waaye message boobu ma faram fàcce ko ci wolof lam ci bind mooy ci mbir mii ci coow lii am dinaa ci joxe benn conseil la ñu bind ci message bi mu transféré moom bu dee moom bindu ko it jot na ko parce que dafa bokk ci cercle bi doon ko transféré keneen ku bokk ci cercle bi parce que ku bokkul ci cercle bi duñu la envoyé message bi ku bokkul ci cercle comploteur bi doo jot message bi waaye lim ci wax dafa ne maa ngi leen di jox benn tegtal ci dossier bii nga xam ne dossier DSK la may wax suñu mbokk yi ni DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle far mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit fële New York coow mujj ci am ba mën na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek moo liñ ciy jublu mooy nu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di sant man mooy bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek fi ndee na complot leneen loo ci yokk rek day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi dem jëm côté boobu ci la procureur tiit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax wala papa ja loolu moo tax ñu acci may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet ndax mos naa gisee ak moom am déet ndax wax naa moom am déet mooy président wu Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma woowee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkatee sama mbalaanu kiiraay ma dem fa may wax sénégalais nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane Sonko en tant que député ci ni ñu ko defee. wax naa léegi ci français faram-fàcce naa ko jarul ma ciy duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man mii sama immunité da jógewu fi conséquence nag bi ñu ciy tiré mooy fa ñu nekkoon suñu diggante ak section de recherche fa ñu nekkaat ba tey lii nag mbokk yi lenn rek moo ko tax a jóg lii lépp nag ma tudd kenn mooy responsable bi mooy Macky Sall lan moo ko tax a jóg dama bëgg sénégalais yi comprendre ko te loolu duñ ko nangul mukk nag parce que jeunesse bi yépp am yaakaar ci li ñuy def mag ñi am yaakaar ci li ñuy def jigéen ñi am yaakaar ci li ñuy def ñépp yaakaar ni projet bi mën na suqali Sénégal du ñu may Macky Sall mukk mu utiliser affaire u caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téye woon Ousmane Sonko du tax projet bi dakk loolu tam ma wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko
waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu. may wax ni lenn rek moo tax a jóg Macky Sall mooy nu mu mën a gaawantoo pour juge bi inculpé ma mooy mu ne man maa def li ñu wax te du ko teg fenn nag ñu gaawantu def mandat de dépôt mooy ñu ñëw téye ma yóbbu ma ba rëbës. loolu buñ ko xasee ba am dañuy ubbi instruction mooy juge bi day jël temps pour seet ndax lii am na wala amul di dajale pièces yi. comme nag ci domaine bii dañu ne ci wàll wii su dee dañu wax siif juge bi mun na jël temps bu ko neex su ko neexee mu jël 10 ans pour def instruction loolu bu ñu ko xasee ba am ma répété ko seen mbëbët yëpp mooy ci lu gaaw fii ak fan yi di ñëw wala fii ak heure yi di ñëw lu ñuy def ba ne coppet jàpp Ousmane Sonko yóbbu rëbës loolu bu ñu ko xasee ba def fa lañ lay bàyyi 3 ans 5 ans 10 ans fexe ba génne la ci fichier électoral bi ni ñu defoon Khalifa def ko Karim bu ko defee Macky Sall nag ne mun naa am lu ma neex mun naa déroulé lu ma neexee et cetera et cetera. loolu laa wax ni ñun duñ ko nangul loolu rek moo andi lii lépp ngeen gis moo tax ma ne man mi Ousmane Sonko li ma waxoon ci sama génn bu njëkk bi mooy Macky Sall xamul droit Macky Sall xamul yoon Macky Sall bu xasee ba yëkkati projet ne tey ma faagaagal Yacine Fall fii rek askan wi taxawul ne ko lii d'accorduñ si Macky Sall kenn mënu koo tere mu def ko moo tax ma ne man dinaa taxaw jàmmarloo ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye dinaa ko résister mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor nguur waaye du yomb ci moom de résistance boobu ni ñu koy defee ni ma koy defee man kenn ku ne ci sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp mais man ni ma koy defee mooy benn la ñu war a def suba tekkiwul sama mbalaanu kiiraay ma wax ko ñépp mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a monter fii contre opposant moo xam membre société civile la wala membre mouvement citoyen wala activiste wala acteur politique ñett ñii ñoo koy monter ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne Bassirou Gueye procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck ñooñu nee naa duñu d'accord ñooñu jël ko te samay avocat bind nañ ba pare déposer ko foofu ne récuser nañu parce que loolu yoon a ko moom yoon a ko maye mooy soo gisee ku la doyul mun nga ne kii bugguma mu àtte ma comme nag 10 cabinet la soo récuser ñaar am na 8 cabinet yu des may wax nag ni Macky Sall dafa aadawoo saa su jógee pour faagaagal ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor da ngay ñeme li ngay def mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa woowee mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy rendi na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom loolu laa koy wax jarul muy làqatu ci gannaaw ay magistrat de il faut mu xam ni loolu dina taq ci moom waaye nag may wax sénégalais yépp ni man de maa ngi sant yàlla bu dee am naa ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram loolu reyul nit maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceru ma ci lu ma yéegul jabetu ma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mun a am nag gannaaw bu ñu defee seen forcing nañu xam ni Macky Sall la ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit
wala am yeneen yu ñu koy def ba faagagal ko ñëpp xam nañ ko lépp lu mun a am moom Macky Sall la moo wax ko Sénégalais yi mu leer.